to few agreements here, and the procedure will go this way. I have been tasked the duty to reveal to you the agreements that have been made. As soon as I complete, we will invite the Honorable Minister of Trade from the sister country of Senegal to also speak a few words, and hopefully also explain some of these things in French for the benefit of the press, and then invite his brother from the Gambia who will also speak in English and also maybe in Wolof for the benefit of our press here. So the deliberations that have concluded have made the following agreement that have been divided into key sectors. The first, the border tracking system. The Gambia has noted the concern regarding the fees of the tracking system between Senoba and Ker Ayib. Meanwhile, the tracking system, it is agreed, will continue to remain in place. However, as Senegal is soon to deploy its tracking system, once that is done, both relevant authorities will meet and discuss possibilities of harmonizing the fees related to the tracking system. That's point number one, under the border tracking system. And point number two under that same issue, as an immediate measure to resolve the tension around the borders at Ker Ayib and Senoba, the delegation led by Honorable Ibrahim Asila, upon the instruction of His Excellency Adama Barrow, has agreed to release all the 353 trucks from both sides to cross the border without paying the tracker fees within the 24 hours. These trucks will carry the trackers, but they will not have to pay the fee attached to it. But this will have to be expedited within the next 24 hours, immediately after we dispatch here. And it is ongoing as we speak. However, as soon as those trucks are gone, it is considered the tension has been dissolved, and therefore the tracking system continues as it was. Point number three, trucks in transit through Senegal, coming from the Gambia, going to Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, and Mali, will only have to pay the escort charge at the point of entry. It was understood they pay several charges. However, henceforth, the Senegalese delegation has made it clear that they only pay the escort charge at the point of entry. All other charges, and after that, are considered illegal. They should also insist on being escorted by an officer to the point of exit, meaning where they are leaving. If they are going through Guinea-Bissau to Guinea-Bissau, at their point of exit before going to Guinea-Bissau. And also, they will not have to pay any exit fee, as it was the case when they are leaving, or to pay any fee at any checkpoint through the whole course of their trip until they leave the territory of Senegal. The last point under that, the list of goods that have been exempted from tracking will be shared by the GRA with their Senegalese counterparts, so that those goods that would be shared eventually to the press in the future would mean that they will not be tracked when they are transiting through the Gambia. Point number two, payments at the border and checkpoints. Senegal has extended the pass-avant duration henceforth from 10 days to 1 month for the sum of 5,000 francs CFA, which is the same that they were charging for 10 days. Now, when anybody moves into Senegal, instead of 10 days, you are getting now 1 month. And if you wish to extend, you can extend for another 15 days at the price of 10,000 CFA.
Negotiation is on between the two governments to consider the possibility of lifting this payment in the future, the payment of the Passover. And the Senegalese authorities will consult with their authorities and come back to the Gambia. And after that, hopefully, there would be no payment for Passover or laissez-passer when you are both entering Senegal or when the Senegalese entering the Gambia. The Gambia will also charge the laissez-passer for vehicles entering the country at the same value of 5,000 and also harmonize all other payments with Senegal. It should be noted, however, that vehicles can be stopped and be checked for security reasons, and also truckers found breaking laws will be subjected to the full force of the law, especially if they are on transit. If they should be breaking any law by bringing down goods on the way, that would be, the laws would be applicable to them. And the last point under that is that goods from Senegal entering the Gambia will not have to pay at the exit point from Senegal. They are not required to pay any amount of money at that exit point. And this is reciprocated for Gambia. And for GTSC, point number 3, and the Dakar Dem Dik, few issues were raised, and here are the resolutions. The first resolution is that the Dakar Dem Dik and the GTSC buses will now pay their initial tariffs for the ferry crossing at 63,000 CFA or its equivalent in Gambian dollars, instead of the new tariff that were imposed on them recently. Dakar Dem Dik will be accorded space for their offices at the GTSC Banjul office. By the way, apparently this action has already been implemented. Just to clarify on the Passover, Passover will not be paid by vehicles on transit. All vehicles that are on transit are not required to pay any Passover. As we said, the only payment vehicles on transit are going to pay, whether they are Gambian trucks or vehicles going through Senegal or Senegalese trucks crossing through the Gambia, the only payment that will be paid is the escort fee for Gambian trucks going to Senegal or the tracker fee for Senegalese vehicle going through the Gambia. The next point is the Senegambia Bridge. The Senegambia, all vehicles, whether they are Senegalese or Gambian, will pay the same tariff at the bridge at the same value in either CFA or Dalasi. Authorities will pay the fees to be visible at those payment points on a regular basis for everyone's attention. And this will be updated according to the exchange rate as regularly as possible. Point number 5, ferry boarding. Give priority boarding to the pour de vacances transports coming from Senegal, diplomatic vehicles, and other priority vehicles. Now, these are the key discussions that have been made today between the two authorities to ensure that all discussions are clear. The conclusion here is that discussions are ongoing between the authorities of both countries. Not everything could have been exhausted because there are still many other issues that are on the table. However, these are all within agreements that are waiting to be implemented, and that will improve cross-border trade and the movement of goods and services between the two countries. On that note, I will now respectfully invite the Honorable Minister of Trade, and Infrastructure and Transport from the Sister Republic of Senegal to now.
ministers are which media? This is Sierra Leone. They are information minister. Which media has it? This is Ministry of Information. Minister of Information. Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi comme ni ngeen ko xamee dañu fi ñëwoon wéyal ay waxtaan yoo xam ne doore woon nañ ko ci Dakar waxtaan wi nag mais waxtaan bi yàgg na waaye lu am solo la woon te ci mujjantalu waxtaan bi tënk nañu juróomi poñ bi ci jëkk mooy daanaka li nga xam ne moo waral coow li mooy balise bi ñu ñëwee waxtaan nañ ceeg ñoom ñu nangu ne xëy na lu ñu waroon a waxtaanee la avant mu gën a yomb jéem nañoo sàkku tamit ngir ñu wàññi njëg waaye bi ñu waxtaan ak ñoom ñu xam ne contrat la bu ñu am ak privé bi te xëy na daar mënuñ ci def lu mel ni ay wàññeek yooyu ndax contrat la te xam nañ ni contrat PPP ndax ñun ci Sénégal am nañ ko fa ñu ni noonu la ñu koy bàyyi waaye comme Sénégal tamit dafa nekk di liggéey ci lu ni mel te ñun am na ay njëg yoo xam ne noonu lañ ko fas yéene tënkee su boobaa ñu waxtaan ba fexe ba méngale njëg yi fekk ñoom ñi ngi dem tamit xool naka la ñuy xoolaatee seen contrat waaye li ci am solo mooy jox nañ ñu benn liste boo xam ne ñoom dinañ ko defar officiel taf ko mooy marchandise yi nga xam ne bokkuñu ci balise bi yaakaar naa ne tamit soriwu ko kon loolu nekk na loo xam ne tënk nañ ko ci biir yi waaye leneen li ci yokk mooy dañu ni bu weesoo li ngay fay ci balise bi ak laissez-passer bi amul leneen looy fay ci yoon leneen luñ lay fayloo te maanaam da nga daan joxe amul ticket amul dara loolu yëpp dara amatu ci maanaam ci balise bi rek lay yem waaye leneen li nga xam ne tamit décidé nañ ko daar te président bi nangu ko mooy oto yi nga xam ne fi mu ne ñoo bloqué ci frontière bi ci ñaari côté yëpp nga xam ne àpp nañ ko ci lu jege 350 ñoom autorité gambienne yi nangu nañu bàyyi leen ñu jàll te duñu fay ngir ñu mën a dindi xaar bu yàgg bu fi am te loolu nag bu ñuy dem xëy na ñi ñu war a tegal balise dinañ leen tegal balise waaye dinañ dem ba génn ñu teggi ko waaye duñu fay bu ñu fexee ba loolu jàll nag te ñoom àpp nañ ne ci lu tolloog ñaar fukki waxtu ak ñeent dinañu mën a jàllale camion yëpp yi nekk fii ak yi nekk fële bu loolu yëpp jàllee su boobaa nag keneen ku ñëwaat di nga fay mais balise ngay fay kese amul leneen looy fay ci maanaam ay visé ak ay yu ni mel loolu yëpp dindi nañ waaye am na lu ñuy wax laissez-passer ci Gambie Sénégal ñi koy tuddee passe-avant laissez-passer bi 5000 la waaye marchandise yu nekk en transit bokkuñu ci maanaam camion yi nga xam ne dañuy jàll
pour dem Ziguinchor wala feneen ñoom bokkuñu ci nekk itam camion yi nga xam ne dañu nekk en transit jóge Gambie di dem Guinée Bissau ak yooyu bokkuñu ci Passavant bi Passavant bi nag dañ ne fukki fan bi Sénégal doon joxe da nga doon fay junni boo duggee fukki fan nga am droit après nga renouveler ko fay ñaari junni ñu defaatal la fukki fan ak juróom léegi nag dañu ni Sénégal décidé nañ ko ba bind ko ba signé ko que bu 5000 bi nga daan fay pour fukki fan léegi boo fayee 5000 weer nga ci am loolu nekk na loo xam ne tënk nañ ko ba pare waaye leneen li ñu tënk ndax ma leeral ko ci balise bi moo remplacé escorte bi donc frais escorte tamit kenn du ko fay ci côté Gambie Sénégal nag comme defagul tracking bi moom frais escorte lay wéy di fayee waaye bu weesoo frais escorte bi moo xam ñi nga xamante ne nii dañuy jógee Gambie di dem Guinée Bissau wala Guinée Conakry wala Mali ñoom frais escorte boobu rek lañuy fay ci fi ñu duggee yeneen yi nga xam ne xëy na daanañ ko ci ñambaas ak yu ni mel wala leneen dañ ko doon fay par transit xaw ma nu ñu koy tuddee yooyu bokkatu ci bu ñu arrêté nit di ko fayeeku daal mooy daal fekk def na naka su dul noonu comme police bi contrôlé rek dawalee na nu mu warul dawale wala burle na fa wala yàpp na lu ñuy tere ak yu ni mel waaye amatul checkpoint boo dem joxe fa 2000 wala 3000 wala 5000 wala 10 000 wala nangam pour jàll loolu moom dañu wax ne transporteur yëpp moo xam ci Gambie wala ci Sénégal kuñ ci laaj loolu mel noonu nga xam ne du sax am ticket bañal ba pare wooteel nga boole kilifa yi jël seen ay matuwaay loolu ñaari côté yëpp nangu nañ kon am na problème bu amoon tamit ci société de transport yi nga xam ne mooy société de transport Gambie di GTSC ak société de transport bu Sénégal di Dakar Dem Dikk dañu yeewoo rek ci mois de juillet bi gis ñu yokk njëg yi pour Dakar Dem Dikk jëlee ko 63 000 yóbbu ko 110 000 bi ñu waxtaanee ak ñoom tamit autorité Gambien yi nangu nañ delloowaat ko fa mu nekkoon ni 63 000 nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk li ñu fay beneen point bu ci yokkoon mooy ni ki ni Ndakaaru wutalee place bu baax ci gaaram société gambienne bi tamit wutalee ko noonu bu Dakar Dem Dikk te yaakaar naa ne loolu ñoom ñaar di jëtti nañ ko seen biir ba pare am na loo xam ne dafa jëm ci wàllum pont bi dañu seetlu woon ni pont bi boo fay yéeg maanaam niñ doon fayee du woon benn moo xam danga daan fay ñëw di ko convertir di ko def ci dalasi ak yu ni mel ñu gis ne transporteur sénégalais yi bu ñu ñëwoon di fay la ñuy fay day ëpp li transporteur Gambie di fay te xëy na li ko waraloon mooy change bi amoon ci diggante CFA bi ak dalasi bi buñ ci waxtaanee ñu ne comme accord international bi ñu amoon ni mu ko waxee woon nañ ko delloowaat noonu maanaam soo ñëwee mën ngaa fay ci CFA comme mën ngaa fay ci dalasi waaye li ngay fay ci CFA day méngoog li ñuy fay ci dalasi wala li ngay fay ci dalasi day méngoog li ñuy fay ci CFA te loolu autorité gambienne yi dinañu ko affiché saa su nekk di wane ne lii mooy maanaam valeuru dalasi bi weer wu ne wala semaine bu ne lii mooy valeuru dalasi bi comme bu doon dollar comme bu doon euro
ñu xam ne lii la su ko defee day fay li tolloog loolu kese ngay fay doo ci yokk leneen loolu ñaari wàll yëpp nangu nañu ko bés ni ki tey beneen bi ci des mooy féeri bi waxtaanoon nañ ne kat yenn oto yi nga xam ne dañuy indi ay vacanciers ay écoliers ñi ñëw parce que day bëri par exemple ñuy jóge Sénégal di ñëw di def tourisme indi vacances am na lu ñu koy tuddee maanaam def si vacances colonie de vacances ak yu mel ak oto diplomate yeeg ambulance yeeg genre oto yooyu wala police ak bu ñu ñëwatee ñoom dañ leen di jël en priorité maanaam dañ leen di beral loxo ndax lu spécial leneen bi nga xam ne mën nañ ci daanele su dee amul lu ma bàyyi mooy waxtaan wi lu ñu wéyal la ndax am na yeneen question yeneen problème yu am ci ñaari wàll yi am na ñoo xam ne Gambie la ñuy jugee bëgg a dugal Sénégal yenn produits yi ay nen ak yu ni mel ñu ne xëy na xaw na métti lool am ñuy jógee Sénégal di dugal Gambie lu mel ni ciment ñu ne dañoo fuñ dëj yi loolu yëpp nag dañu wax suñu ñaari ministres yi nga xam ne ñoo yor industrie et commerce commencé woon nañ déjà ay waxtaan pour jéem a dindi lépp loo xam ne maanaam ay fay yu ñuy fayale ci diggante bi nañ ko gaaw bu yeggali su ko defee mbir yi gën a yomb ci digg demlante rek dikkalante bi ndax Gambie ak Sénégal xëy na ñaari réew la waaye benn askan la foo ci laal rek mu métti ci sa morom kon nag ci tënk loolu mooy poñ yi nga xam ne jàpp nañu ko ñu am yaakaar ne bu ñu jógee fii camions yi dinañ commencé traversé ci lu tolloo xëy na bés wala gën ngaa bëri bés ak xaaj dina war a jeex te ñoom jël nañu en charge passage bi nga xam ne mooy 353 camions yi ñu jot a compté te bu weesoo loolu nag boo ñëwatee da ngay fay lii di balise bi waaye amut loo leen looy fay ginnaaw balise bi loolu daal yaakaar naa ne lu leer la mooy loo xam ne tënk nañ ko tey di wax ni waxtaan yi dina continuer ndax am nañ yaakaar ne am na yeneen yuñ gën a mën a yokkal ci suñu diggante te ñaari wàll yëpp ñu ngi ciy liggéey kon mbokk yi loolu moo nekkoon li nga xam ne dinañ ko tënk ci wolof ginnaaw nag def nañ ko ci wolof xëy na tuuti rek pour suñu télé national dinañ ko tënk ci français ci lu gaaw laataa ñuy jox suñu naataango donc nous étions venus ici merci beaucoup nous étions venus ici pour échanger sur le problème des transporteurs au niveau de la frontière sénégalo-gambienne. Il se trouve que les autorités gambiennes ont commencé l'utilisation des balises pour faire le tracking des camions en transit. Et cette nouvelle décision a occasionné des coûts additionnels, si on peut l'apprécier comme ça. Nous avions demandé aux autorités gambiennes de voir s'il y a possibilité de réduire le coût de la balise. Et après discussion, il s'est trouvé qu'il s'agit d'un système qui remplace l'escorte, mais aussi qui permet d'éviter toutes les tracasseries durant la traversée du territoire gambien. Il serait difficile pour eux de réduire le coût dès maintenant parce qu'il s'agit d'un partenariat public-privé. Ce qui veut dire qu'il y a des clauses, il y a un contrat qu'il faut aller revoir afin de trouver peut-être des possibilités de revoir les coûts
Mais ce qui a été retenu, c'est comme le Sénégal est en train de travailler aussi sur un système de tracking, il va appliquer dès 2025. Ils vont attendre l'entrée en vigueur de notre système pour essayer de voir comment harmoniser les deux systèmes et bien sûr les tarifs. Mais en attendant, nous saluons cette bonne décision qui a été prise par les autorités gambiennes consistant à évacuer les camions qui sont stationnés des deux côtés depuis quelques jours et qui s'élèvent à 353 d'après le décompte, et que les autorités gambiennes vont prendre intégralement les charges de la balise. Ces camions seront évacués dans les 24 heures et à partir de ce moment, tout camion qui revient sera obligé de payer la balise. Seulement, il y a des produits qui ont été exemptés, qui ne sont pas concernés par cette balise. La liste sera transmise aux autorités sénégalaises et affichée aussi. Et donc, à partir de ce moment, les produits qui ne sont pas concernés ne vont plus payer de balise. Je pense que cet accord est très important pour les transporteurs. Nous avons aussi discuté des camions gambiens qui sont en transit au Sénégal pour rejoindre la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry ou le Mali. Et pour ces camions, désormais, ils ne paieront que l'escorte à l'entrée et ils seront escortés jusqu'à la sortie sans payer des frais d'exit, comme ils l'appellent. Et je pense que c'est très important cette mesure qui va aussi réduire les tracasseries du côté des transporteurs gambiens. Nous avons parlé des paiements au niveau de la frontière ou des checkpoints, à savoir le passe-avant du côté des Sénégalais et le laisser-passer du côté de la Gambie. Le passe-avant était pour 10 jours et coûtait au transporteur ou bien au véhicule gambien 5 000 francs. Les autorités sénégalaises, à travers la douane, ont décidé de faire un rallonge jusqu'à 1 mois, c'est-à-dire 30 jours pour le même prix, et qui est renouvelable pour 15 jours à 10 000 francs comme avant. En ce qui concerne la Gambie, c'est 5 000 francs le laisser-passer, et pour la Gambie comme pour le Sénégal, les marchandises en transit ne sont pas concernées pour ces frais de laisser-passer. Juste préciser que les camions peuvent être arrêtés pour des vérifications de routine, ce qui est normal. Il n'y a pas de transport de produits illicites, ou bien tout simplement s'il y a un non-respect des normes sécuritaires, entre autres. Il y avait aussi la question de nos transporteurs, de nos compagnies de transport nationales, à savoir GTSC et Dakar Temtik. Il y avait une hausse unilatérale du prix de Gambia Ferry Services allant de 63 000 à 110 000. Après discussion, ils ont décidé de le ramener au tarif initial qui est 63 000 francs désormais. Dakar Temtik aura aussi, comme GTSC, des bureaux à Banjul bien équipés, ce qui va faciliter en tout cas cette coopération-là entre les deux compagnies, parce que la société gambienne aussi a le même type de bureau au Sénégal. En ce qui concerne le paiement au niveau du pont,
il y a un problème qui a été soulevé, à savoir le taux d'échange. Très souvent, les transporteurs sénégalais arrivés au niveau du pont leur demandaient de payer en dalasi et quand ils font la conversion, ils se trouvent qu'ils payent beaucoup plus que le chauffeur ou le transporteur peut payer ou en dalasi ou en CFA, mais les montants doivent être les mêmes. Entre autorités gambiennes et autorités sénégalaises, nous sommes tombés d'accord sur l'application de ce texte et désormais les autorités gambiennes vont afficher les taux d'échange tous les mois ou même chaque semaine, ils vont voir la périodicité et à partir de ce moment, que ce soit un transporteur gambien ou un transporteur sénégalais, ils vont payer le même tarif en CFA ou en dollars, même si mon homologue de transport préfère que nos transporteurs sénégalais payent en CFA, comme ils ont parfois besoin du CFA, mais l'essentiel, ce sera le même prix. Je pense que globalement, ce sont les points qui ont été soulevés. Peut-être la priorité au niveau du ferry. La priorité sera accordée aux bus touristiques qui viennent pour des colonies de vacances, entre autres, mais aussi aux véhicules diplomatiques, aux ambulances, aux véhicules de police, entre autres. Dans les discussions, pour la plupart, nous les avons découverts aujourd'hui, et pour nous qui nécessitent en tout cas d'autres rendez-vous, particulièrement entre nos deux ministres des Industries et du Commerce, notamment sur la question des taxes sur certains produits, ou bien tout simplement parfois des difficultés pour faire rentrer d'autres produits, que ce soit les œufs, le ciment, entre autres. Et je pense que les discussions avaient déjà démarré pour essayer de trouver comment mettre en place des zones industrielles spéciales ou des zones de commerce afin de réunir nos forces et réduire les tracasseries, mais surtout certains tarifs entre nos deux pays pour favoriser cette belle coopération économique. Je pense que dans l'ensemble, ce sont les différents points qui ont été abordés aujourd'hui et nous avons fini par avoir un accord sur tous les points. Les discussions vont continuer et toujours entrer dans le cadre de l'amélioration de cette coopération, mais surtout voir comment faciliter davantage à nos transporteurs des deux pays respectifs. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce que je voudrais vous passer comme information contradictoire. S'il y a peut-être des points qui n'ont pas été abordés aussi, mes collègues ici pourront compléter. J'aimerais aussi faire une demande, peut-être avant ou après mon homologue, qu'on donne aux deux transporteurs. Chacun va donner un mot au moins avant de clôturer la session. Ok, thank you. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Voilà, déjà c'est clair en wolof et en français. Maintenant, je passe à votre commandant de la Gambie qui va aussi lui donner quelques mots. J'aimerais bien signaler que nous allons donner les mots de fin aux deux ministres des Commerce. Après, we're going to give the closing remarks to the two ministers of trade because there is a request from this side. They would like their colleagues to say a word. So you will do the closing remarks after the ministers of transport. Okay. Okay. Gora Kai.
Thank you so much. I stand on existing protocols, recognize the presence of El Malik Jai and Honorable Dr. Gay Job, the two Senegalese ministers that led this very important delegation, and their various senior representatives from the army, from the police, from the customs, the Department of Transport of Senegal, and other relevant institutions that are part of this very important meeting. On the side of the Gambia, we have 4 ministers here and other heads of institutions from the Gambia Revenue Authority, the Gambia Transport Services. Our governor is here, the Solicitor General, permanent secretaries of the Ministries of Finance, of Trade, and also Transport Works and Infrastructure, and our various senior officials. We also thank you, the press, for being with us all throughout in the morning to now. We want to assure the Gambian public that the meeting here came out with some far-reaching important issues that will, for a long time, go a long way in addressing the challenges that the peoples of Gambia and Senegal face on the corridor. We want to assure everyone of the commitment of both the governments of Senegal and the Gambia to continue engaging so that together we can challenge ourselves to overcome the various issues that people face on this road. But we are also more committed to move on with the spirit of this Senegambianism, to move forward with the Senegambian cooperation, but more importantly, from today, to ensure that we are very much double up on the Senegambian integration. I think very soon, with what Senegal wants to introduce in terms of its tracking platform, there will be very soon some kind of integration and also harmonization in terms of the tracking of goods that traverse both countries. But more importantly, even at the level of the customs of the two countries, they are working to integrate and also harmonize the two customs solutions that have been used in the two countries under the framework of the ECOWAS initiative, and we are doing right now here. I take this opportunity to thank all of you. Let us all go back with that spirit of Senegambianism, continue to be committed to the things that we have agreed here, implement them diligently for the benefit of our two countries and our two peoples. Our two presidents are very much committed to the ideals of Senegambia Confederation, and now us, the technicians, and those that are in charge of the programs and processes should also ensure that we act with diligence to ensure that the aims and objectives of the founding fathers of Senegambia are achieved within our lifetimes. Thank you. Thank you very much, Minister. Before we invite the Ministers of Trade to do their closing remarks, we would like to invite the representatives of the unions to come and throw in a word, as they were also present during the course of the negotiations and the conclusions. Give me a leg. Give me a leg. Okay, just a minute.
Okay, sound system. Is it on now? Okay, can we now call the trade union leader from Senegal to say a few words, and then the one from the Gambia? Oh, you can come this way. You can come this way. Come. Come here. Because you have all these mics. I'm not sure how to go to manage them. Unless they hold it for you. Wow. Okay, come. But can you bring a chair? Yes. Bring a chair. Let's allow them to sit here temporarily while they speak. Yeah, because of these mics, they have all these mics. That's what I'm saying. Can you talk? Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi nuyu permis de conduire nuyu carte grise nuyu apprenti yëpp nuyu acteur routier yëpp jëgal ko la ma waxoon ci salle bi léegi rek ñu paree ci waxtaan ci grise bi lay waxaat ngërëm laay ameel di nga jël sama gémmiñ di nga jox autorité yi commencé ko nag sa bopp ndax Gàmbi gi yàgg nañ fee grève am na xarit grève Mauritanie yàlla yàgg nañ faa grève Guinée Bissau yàgg nañ faa grève Mali yàgg nañ faa grève mais taxawaay bi ñu taxaw ci lu matul semaine ñaari premier ministre yi def ko liggéey instruire seeni ministère transport ministre de commerce ñu ciy def ay réunion ba déplacé ànd ak ñun ñëw fii pour régler problème bi c'est la première fois. C'est la première fois. Et nous aussi, liñ bëggoon yëpp joxoon ci baaram réglé nañu ko ba mu des problème bu bari si coono bari amoon na ci nag waaye mbir bi comme Sénégal la daa war a réprimer loolu le temps que Gambie di xool seen protocole ak privé bi ñu amee loolu ñu bëgg a xaaral Sénégal ba xam Sénégal bu tegee balisam ndax fukk lay laaj ba ñaar fukk lay laaj lu Sénégal laaj ko rek Gambie loolu lay laaj di gërëm bu baax suñu naataango yi Omar Cissé mu ngi fi ndax Diallo Fall mu ngi fi monsieur le ministre aussi cadre militaire bi ëmb syndicat yi bari woo nañ ma téléphone na ma combat bi tey moom dinañ ñëw taxaw sa wet te Karaba jiite ko dinañ ñëw jàppale union du Sénégal dinañ ñëw jàppale Sénégal loolu tamit il faut que ma gërëm leen en tout cas gudd gàtt la nga waxoon ñu doon gërëm daal kon yëpp rek la nañ ko kon liggéey moo ci des beneen bi président bi def loolu lu romb suñu jot ndax monsieur le ministre ou bien monsieur les ministres biñ demandé ne oto yi taxaw te seen borom yóbbuñu dara mais leen bàyyi yi mu dem ndax wuloon le parti Gambien bi dogatu dañoo mujj oo président de la République président la bàyyi leen yëpp di dem kon président ñu ngi koy gërëm président Adama dañ koy gërëm ndax téléphone la ñi nga war a oo nañ ko moom ci boppam moo jël responsabilité d'un président mais 353 camions kon nag dafay jaar aussi ñu wax gërëm ko sant ko ministre wax na ko da nga ciy baamtuwaat xaalis bi doon fay
ñu ne CFA la ñuy fay léegi ku neex fay CFA ku neex fay dalasi mais lépp di ko méngale ak na charge bi toll muy ne oto Sénégal yëpp nag oto Sénégal yëpp nag parce que Sénégalais bi lañ ko jox joxuñu ko camion joxuñu ko bis Sénégalais bi lañ ko jox kenn ku nekk la nga war a joxe boo koy jox leen tolloo kon bu ñu def lu pour ñu wàllee mbégte bu yaatu la guddi gi bu ñu leen dem nañ dem bu ñu mënul dem bu subaa ñëli ñëpp a dem te ànd ak dal aussi ndax ñetti téeméeri camion bu ñu bëggee départ nañ ànd ak dal ndax bu ñu àndul ak dal leneen mën naa nañ ànd ak dal oto yëpp di leen évacuer bu kenn yàqamti ba yàqal sa morom. asalaamaaleykum ñu ngi leen a nuyu yow commencé suñu président Adama Barrow teg ci Diomaye Faye teg ci ministre yi ak directeur yi fi nekk yëpp ñu ngi leen a nuyu di leen sant di leen gërëm presse bi ñu ngi leen a nuyu ñu ngi nuyu transporteur yi driver yi apprenti yi yëpp ñu ngi leen a nuyu kenn ko nekk sa professeur di leen ñaanal jàmm di ko tàkk ci yëpp di wax ne ndaje mi de am na solo toujours yàlla ne buy defar dafa mel ni ku yàq parce que soo gisee grève bi Sénégal yi def ko am na luñ tur loo xam ne ni mosut a xam ci history mooy diggante Gambie ak Sénégal ak gi ci jublu nii te foog nañ ne dañ ci am lu ëpp suñ jàpp wax naa ko ci fële wax naa ne man fotoon meeting bi mosuma ko fekk ci diggante ñaari réew yi ni ñu joxante loxo ak li ñu wax ak li ñu d'accord yëpp Sénégal ak Gambie dafa mel ni bopp ak làmmeñ làmmeñ bu yàqoo ci biir bopp bu amatul njëriñ bu bopp bu yàqoo ci tamit làmmeñ bu amatul njëriñ dafa mel ni benn lañ waaye autorité yi dëgëral nañ ko tey yàgg nañuy jooy jërë yàgg na amee Sénégal wala Gambie Sénégal yëpp ànd ko def waaye lu mel ni tey lañ ko door di am kon ñu ngi sant autorité yi ba taxawee te wax dëgg yàlla mbir mi Gambie ak Sénégal yëpp a ci am suma président Omar Cissé nekku fi waaye moom la mu waxoon ca Dakar bi gaa yi demee meeting daf leen ne Sénégal yi li loolu la suñ ko amutee suñ ko amee te Gambien bi ñun amul ñun tamit liñ bëgga ñaanal ñëpp jàmm jërë ngeen jëf Sound system. Okay, thank you very much, Transport Union leaders. Seen wax rafet na wane na ne waxtaan bi yéen a ci bokkoon te liñ ci d'accord li yëpp tamit pour intérêt ñëpp la kon nag kontaan na trop. léegi dañoo njëkk a oo suñu naataango Gambie pour le commerce mu njëkk a wax pare ñu njëkkali ko si suñu naka tudd naataango bi nekk Sénégal pour le mot de la fin ñaari bismillahi rahmani rahim assalamu aleykum wa rahmatullah suma sañoon dama làkk séeréer kon waaye su ma ko làkkee suma président bi dégg li may wax jox na waaye président Barrow moom bi dégg li may wax moo tax dinaa làkk tubaab waaye wóor na ma tam ne ñu fi nekk si délégation yi Sénégal bi ñëpp macha allah dégg nañ anglais I want to first and foremost thank Allah for helping us witness the end of a very, very, very important interaction between us and our counterparts from Senegal.
let me take this opportunity finally to thank Honorable Minister El Malik Njai and Honorable Minister Dr. Seringe Job for their leadership, their commitment, their resilience, as well as my colleagues on the Gambian side, Honorable Silla, Honorable Sanyang, Honorable Sise, and our generals from the institution. We had very long hours of talks, but genuine talks, not talks based on falsehood. We've been very frank. The reason we went into seclusion is that we did not want you to see the emotions during the discussion. But we came out very strong, both parties. There is no loser in this particular situation. All of us have gained, more so our consumers. Because all the discussions we are having here were meant to facilitate trade, to reduce the cost of trade, to remove the barriers of trade, to ensure a smooth flow, a seamless flow of trade between Senegal and the Gambia. We have made a lot of progress in this direction. We have made significant progress, and we are confident that over the next couple of weeks, months, the impact of the decisions made here will include a reduction of poverty for many Senegalese and Gambians. It will be or lead to the creation of wealth for many of us, but it will also create hope for people who are hopeless and have started taking very dangerous decisions, including committing suicide to create wealth. So we have made very, very important decisions. Our remit when we were coming, our brief from the two presidents, President Barrow and President Faye, was to come and ensure we remove the barriers to trade at our borders. We have not solved all the problems today, but we have solved a significant number of them. And we are hopeful that with the mechanism to monitor enforcement that we have conceived at this meeting, the decision to bring back the trade and industry ministers together with our team to look at the nitty-gritties of the challenge facing the two countries in relation to exports to Senegal and imports to the Gambia in order to reduce the trade imbalance, I think we are on course to solve a 50-year problem. So what we need is patience. Gambia and Senegal, we need to be patient. Give this effort a chance. That simply means allowing the process to continue. But we appeal to each and every one of us to trust this process. Trust the process, trust the process is my message in conclusion. I want to say that we do not want to see these restrictions. Gambia has a lot to gain when the barriers to trade are removed and we have open borders. We have a common market with the Republic of Senegal. That is the future. And that is why, because we are fortunate that the two countries have created ministries of trade and industries together. So in the two of us sit the two portfolios. My brother Seringe is in charge of both trade and industry. I am in charge of trade and industry. In addition, I have integration in my portfolio. I also have employment. So the other two depend on the first two. Employment and integration would depend on trade, particularly, being successful. As a result, we are not confining ourselves to trade facilitation. We have already started talking beyond that. We have started looking at industrialization. We have started feeling that there is need for us to create special economic zones between Senegal and Gambia and produce together on the same spot. Develop our own countries, the two countries together, side by side, by promoting the idea of producing together. That is how economic growth and development
is going to be assured in the two countries, and we have already convinced ourselves we need to take discussions beyond trade. Before you trade, you produce, and we want to produce together. I was asked to make closing remarks, but I've not spoken for so long, so it took some time. But I want to apologize. I think it's the passion, and first of all, I finally wish my brothers a very, very safe journey back home. Ngeen egg si jàmm, fekk fa jàmm, dégg jàmm, dal si jàmm, bàyyi fi jàmm, bañ dajewaat si jàmm. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wax yi rafet nañ torop xam naa ñu dégg angale moom xam nañ ne daal li fi wax rafet na léegi ñu ngi oo naataangoom nag docteur Guèye pour mu def le mot de la fin de sa part. No, man, ¿qué huele? Voilà, bonjour à tous. Pour saluer Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre aussi du Commerce et de l'Industrie de Gambie, saluer le chairman qui a fait un excellent travail et saluer le ministre également de l'Intérieur de la Gambie, saluer mon collègue Malik et toute la délégation sénégalaise, la douane, l'armée, le ministère du Commerce, saluer tous nos collègues de Gambie. Je pense que cette journée a été historique pour plusieurs raisons. D'abord, comme l'ont dit le ministre gambien, nous avons fait un grand pas dans les négociations, dans la résolution des problèmes que nous avons discutés aujourd'hui. Je crois que nous avons permis à ces milliers de personnes, de chauffeurs, d'apprentis, de pouvoir entrer tranquillement en Gambie, aller vers la Casamance, aller vers le sud, et ceux qui sont de l'autre côté, d'aller vers le Sénégal, et ce, sans payer les balises pendant les prochaines 24 heures. Et je voulais remercier le président Barrow, qui a vraiment donné de tout son poids pour régler cette question. Donc, je voulais le remercier tout le gouvernement gambien. D'une manière générale, nous devons continuer à faciliter les relations commerciales entre la Gambie et le Sénégal. Aujourd'hui, nous savons que nos deux pays sont condamnés à collaborer pour l'histoire, à collaborer pour le futur. Nous avons un marché
de 22 à 23 millions, la Gambie et le Sénégal. Ce marché devra évoluer dans les années à venir. Nous savons également que nous partageons ce qu'on appelle la CEDEAO, ECOWAS. Mais surtout, nous partageons la zone de libre-échange. C'est la ZLECA. Cela veut dire que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue ministre de l'Industrie, nous ne devons pas seulement travailler sur les accords commerciaux. Nous devons travailler sur l'industrialisation de nos pays pour augmenter la production industrielle en Gambie, augmenter la production industrielle au Sénégal, pour pouvoir non seulement s'attaquer au marché sénégambien, mais s'attaquer au marché ivoirien, au marché béninois, au marché nigérien, bref, à tous les marchés africains. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à mon collègue que nous devons travailler à l'industrialisation commune de la Gambie et du Sénégal. On vient d'ailleurs de signer un accord à Saly il y a un mois pour continuer les discussions en vue de favoriser le commerce, mais surtout de créer une zone économique spéciale de Gambie, du Sénégal et de Guinée-Bissau que nous allons installer entre les trois pays en Casamance. Ça, c'est des actions concrètes que nous devons en tout cas mettre en œuvre pour prévenir ces conflits. Parce que tous ces conflits viennent du fait que nous avons encore une économie dominée par ce qu'on appelle le secteur tertiaire, le commerce. Alors nous devons travailler avant tout sur les secteurs primaires, l'agriculture, et sur les secteurs secondaires qui sont l'industrie. C'est ça le futur de l'Afrique, c'est ça le futur de la Gambie, c'est ça le futur du Sénégal. Je voulais donc encourager cette discussion. Nous avons encore beaucoup de points que nous devons couvrir en matière de commerce, notamment une vingtaine de produits en Gambie qui doivent être vendus au Sénégal, des produits du Sénégal devant être vendus en Gambie. Donc nous avons, dans le cadre de cette commission mixte, nous allons continuer la discussion pour trouver des solutions à la libre circulation des biens et des personnes, parce que ça, finalement, le rôle de la CEDEAO, c'est la zone pour laquelle les pères fondateurs de Gambie, Daouda Kairaba Diawara, les pères fondateurs du Sénégal, c'est le tour, c'est la seconde, et nos deux présidents, Diomaye Faye et le président Barrow, en fait, ont mis en place cette Sénégambie. Et cette CEDEAO. Donc, je voulais remercier les Gambiens pour cette très forte affluence aujourd'hui, mais surtout pour l'accueil chaleureux et fraternel. Et je disais que la Gambie et le Sénégal, ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne, c'est une seule famille, et nous devons œuvrer pour le développement futur de nos deux pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Bég nañ kontaan nañ waaye li may tëjee may waxtaan gi mooy ne ñun secrétariat permanent sénégalo-gambien ñoo gën a kontaan ndax ñun lii moo ñu jógloo di gis ñaari état yi di toog di waxtaan di d'accord di tooñante sax lu gën a rafet kon nag ñun fii xam nañ ne intégration su munta am diggante Gambie ak Sénégal kon Afrique du mën a intégration su munta am diggante Gambie ak Sénégal donc economic integration, political integration, luñ ko mën a wax xam nga integration foog nit ñu understand ne countries mun nañoo am seen sovereignty waaye integration am Europe su mu nee am lu mel noonu moto di daw jógee France dem ba Spain maa ba Italie du gis benn frontière ku ko daw du ko xam kon nag Gambie ak Sénégal mën nañoo tollu foofu te mu nekk loo xam ne dina baax si Gambie dina baax si Sénégal ndax loolu la waree te Gambie ak Sénégal suñ ko mënta am kon Afrique du ko mën a am kon ñun ñooy exemple te dañ bëgg nag ne su ñaari président yi yëpp bëgg nañ ko te jóg nañ si te ñu ni suñu ministre yi yëpp bëgg nañ ko te ñu ngi see jóg di seen kàddu moom nag kontaan nañ te di ngeen gis ne Gambie ak Sénégal musta li ñu am benn compte amu ko boo ñu seet yaa ngi gis ministre bu ñëw Gambia ama ministre Gambia bu dem Sénégal almost every day ci ay waxtaan collaboration te du ministre si yëpp state si yëpp all institutions muy immigration muy army yëpp ñu ngay def kon nag lii moo war te si moom lañ jëm maanaam ñëpp xam li xew ci biir corridor si waaye alhamdulilah ñaan nañ yàlla de si lii gën a du yàgga dinañ gis daal lu rafet di ñëw ci kanam kon nag gërëm nañ leen kontaan nañ guddi na bu kon suñ kan yi bëgg nañ leen a firi ñu bungee leen ñu yàlla may leen ñu yegg ak jàmm ak ñi tamit nekk fii wala ñi bi Banjul yàlla may leen ñoom ñu yegg ak jàmm yàlla yàlla yàgga defal jàmm Gambie ak Sénégal yàlla ñu yàlla jubóoloo seytaane yi mën a am yëpp yàlla ko yàlla génnee
ci lu gën a gaaw te yàlla isi intégration bi ni mu gën a gaawee alhamdulillahi rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka salaamaaleykum